juróom-ñetti fukk ak benn maanaam 281 tests Sénégal amaat na lu toll si fukk doomi aadama yoo xam ni am nañ jàngoro bi muy fukk yu bees muy coronavirus 5 di cas contact maanaam ñi nga xam ni xàmmee nañ leen bañ leen doon topp kon juróom am nañ ci coronavirus yeneen juróom yi mu jugee ci ay cas communautaire yooyu nga xam ne fi mu nekk nii moo jaaxal fajkat yi jaaxal waa Sénégal. ci juróom yooyu benn ca Géejawaay la ñeenti cas communautaire foofu ca diwaanu Touba ñu wax ne rek fukk ak juróom maanaam 15 patients ñi feebaroon fi mu nekk nii tane nañu ba ñu war a ñibbi si seen kër kon actuellement depuis le 2 mars ba tey bi jàngoro bi duggee fii ci biir réew bi di Sénégal lim nañu lu toll ci 377 maanaam ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaari doomi aadama yoo xam ni ñoo ci amee woon jàngoro bi. ñi wér toll nañu ci 235 personnes ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ñoom ñëpp tane nañ ba ñibbi seen i kër benn la ñu évacué maanaam rawale ko bitim réew 136 sous traitement maanaam téeméer ak fanweer yoo xam ne actuellement ñu ngi nekk ci lalu hôpital yi ñu leen di faj bu ñu jugee ci Sénégal dañuy dem Presse Afrique di wax ci li nga xam moom mooy cas communautaire yiy lëmbee Sénégal actuellement te mu indi tiitaange loolu bokk na ci week-end bii ñu génn maanaam dimanche fanweer ak juróom-ñaari cas communautaire moo amoon maanaam 37 tey bi ñu limee fukk yi juróom am ci cas communautaire muy benn bu Géejawaay ak ñeent yu nekk foofu ca Touba kon tey jële ci Sénégal nemmeeku nañ ne daal si cas communautaire yi ma ngay law dem na ba toll si ñeent fukk ak ñaar maanaam 42 cas communautaire bu ñu noppee ci foofu ba tey coronavirus bi xam ngeen ne mooy lëmbe foofu ca diwaanu Ziguinchor moom ki nga xamante moom mooy Seydou Diatta bi ñàkkoon bakkanam ci ajuma ji ñu génn ñu wax ne rek moom wàll na soxnaam lii di jàngoro bi di coronavirus kon soxna soosu sax moo nekk ci 3e victime moom jëkkëram 3e personne bi nga xamante ni moo ci ñàkk bakkanam vendredi bi ñu génn kon soxna si moom amee na jàngoro bi mu bokk ci ñi nga xamante ni moom mooy cas contact yu ñu doon suivre ñoom waa ministère de la santé et de l'action sociale te ñu nekkee foofu ca diwaanu Ziguinchor moom sax borom këram di Seydou Diatta mi ngi amoon juróom-benn fukki at ak ñett 63 ans nekkoon liggéeykatu Club Med kon denc nañ ko ci samedi bi ñu génn bàyyi rek dañuy desandi foofu ca diwaanu Ziguinchor ak jàngoro bi di coronavirus di fa lëmbe lool mu mel ni kii daal dañu gis ne feebar bi gaaw na loolu ca na muy wàllee foofu ca diwaanu Ziguinchor te booy xool xale yi nga xamante ni seen at toll na ci fukki at ak juróom-benn maanaam 16 ans muy la jeunesse maanaam waxambaane yi instant yi jàngoro bi mi ngi commencé di leen dugg bu baax a baax kon feebar bi daal mi ngi gën di law foofu boo xoolee juróom-ñett sax ñoo confirmé woon positif ba ñu hospitalisé woon ñett wér ci kon 0 cas suspect ak lu toll ci 100 personnes maanaam téeméeri doomi aadama yoo xam ni dañ leen a confiné maanaam yóbbu leen ci ay hôtel di jéem a nemmeeku seen jàmm yaram ba xam tawat bi du leen dal kon daal ñu jàpp ne feebar bi daal ñu muy gën a jàpp moom mooy gone yi foofu ca diwaanu Ziguinchor bu ñu jugee fi nga xam moom mooy ci IGFM bi ñu nekkoon sànq dañuy demaat ci Sénégal wax ñu ci li nga xam ne moom mooy li ñu ñàkk respecté consignes yi maanaam ndigal yi nga xam ni kër docteur dañ ko wax mu mel ni ki daal kii di docteur Aloyse Waly Diouf moom mi nga xam moom mooy directeur de cabinet ministère de la santé et de l'action sociale dellu si na waat ci li nga xam ni moom mooy juróomeelu doomu aadama bi nga xam moo ñàkk bakkanam ñu nemmeeku ne ci week-end bi diggante samedi dimanche ba tey ci lundi bi ñaari doomi aadama ñoo ci ñàkk seen bakkan ci jàngoro boobu waaye daal nee na fi mu nekk nii ëlëm na leen jaaxal na leen loolu te lépp rek li nga xamante ni moom mooy ñi ci ñàkk seen bakkan dernière victime bi dañ ko hospitalisé woon ci hôpital Fann bu Dakar te it feebar bi dafa sévéroon maanaam daf ko gagné woon trop ba ñu yóbbu woon ko lii di réanimation nee na jamono ji ñu ngi nekk ci guerre dëggantaan njaay ci coronavirus boobu ak li nga xam moom mooy wàllaate gi di cas communautaire yi te it nee na gis na ne ñenn ci nit ñi duñu respecté couvre-feu bi bu commencé 8h jëm ba 6h du matin di taxawaalu ci mbedd mi moo taxit rek lii di ministère de la santé ak kii di nga xam moom mooy ministère de l'intérieur dinañu jël ay matukaay yu am solo ngir rek gën a mën a téye nit ñi seen biiri kër ba tax na si wàllu boobu sax ci Sénégal la ñuy desandi ak jëwriñ bi yor wàllu kaaraange réew mi di Aly Ngouille Ndiaye le ministre gannaaw bi mu nemmee ko li nga xam moom mooy nit ñi nekkoon foofu ca Médina muy
muy ndaw ñeeg wala boog waa koñ ñoo benn koñ doon rek tertu ay benn famille boo xam dañ leen génne woon seen kër confiné leen yóbbu leen ca hôtel di jéem a xool seen wér-gu-yaram bañ leen bàyyee ju ñibbisi waa koñ ba yépp dañu génn di leen gàttandu di yuuxoog yu mel ni naka sa du noonu te it nee na respecté wuñu benn yoon nawuñu benn yoon te dégguñu ndigalub lii di ministère de l'intérieur rawatina takk der yi moom jëwriñ bi Aly Ngouille Ndiaye nee na fii ak kii sec dinañu jël ay matukaay yu am solo rawatina fële ca Médina ngir ñu respecté li nga xamante ni moom la yoon teg kon nee na daal fi mu nekk ni amul dara lu ñuy seral mbir mi dana gën a tàng ay décision yu am solo dana wàcc ñuy xaarandi fii ak guddi wala suba yooyu les décision bu ñu fa noppee dem nañu yëndul leen E-Média di wax ci port de masque obligatoire maanaam léegi dañu santaane fépp foo xam ne ay nit dañ fay dajaloo moo xam ci entreprise yi ci oto yi wala bokk ci nga xam ne mooy les moyens de transport wala yenn ci bërëbu liggéeykaay yi léegi santaane nañ ku ci nekk rek na ngay takk sa masque kon ci santaane yooyu nee nañu am na ay daan yoo xamante ni képp koo xamante ne doxoo ci ndigal googu am na ay daan yu ñu la mën a teg bokk na ci article 8.1 bu code des contravention bu 2 du décret 009137 bu 17 avril 2020 képp koo xamante ni rek toppoo ci ndigal yooyu mën nañ la ci tëj ci diiru benn weeru kaso ak amende buy dem ba 4 junni maanaam 20 000 francs kon takk der yi sant nañ leen ngir ñuy saytu loolu bu baax a baax te ku ci takkul sa masque rek yoon mën na la teg loxo nga fanaane ndungu siin ci benn weer ak amende buy dem ba 4 junni maanaam 20 000 francs kon nit ñi nañu bàyyi xel ci loolu bu baax a baax ngir sàmm sa wér-gu-yaram rawatina tamit bañ yoon teg la loxo. fi ñuy jeexalee moom mooy ci rewmi.com rewmi.com di ñu wax ci mbir mu doy waar foofu ci réew Italie gannaaw bi ñu nekkee ci confinement total maanaam ñëpp dañuy toog seen biir kër kenn du génn boo amul autorisation benn sénégalais moom la mu def rek mooy dafa ñëw pour rek am nu mu génnee dem doxi ay soxlaam moom moodu bi nga xam ni joxe nañ ay kiiwam sax joxe wuñu turam carrément mu am fanweeri at ak benn dafa déguisé wu maanaam tenue militaire la dem daal sol kenn xamul fan la ko jëlee kenn xamul fu mu ko àbbee mu sol ko génn waaye ñi nga xam ne moom mooy takk der yi nekk foofu ca Rome ñoo ko daal di teg loxo kon li nga xam ne daal moom moo xew foofu noonu te Les Échos ñoo ko bind rewmi.com jëlaat ko kon kooku toppee nañ ko li nga xam ne mooy usurpation de titre te it sénégalais boobu daal moonte sax nee nañu dañ ko doon topp ci li nga xam ne moom mooy delloo ko waat ci réewam ci 24 décembre 2019 ba ñu génn kon ñu jàpp ne rek peine yooyu noonu dina am lu diis loo xamante ni di ngeen ko teg lu toll ci li nga xam moom mooy 206 euros d'amende minimum wala ñetti weer kaso yoo xamante ni mën na koo tëdd moom sénégalais bi loolu la def ñu denc nit ñi Europe ni muy doxee ak Sénégal ni muy doxee du benn dañ leen wax nañu respecter loi confinement total nga toog sa biir kër wala booy génn na nga am autorisation ba mu leer nga yor sa kayit daal di génn waaye moom dem àbb ay tenue militaire am sol ko génn ci mbedd mi far ñu ne ko niib rawatina tamit ñu waroon ko rapatrier delloo ko réewam ci weeru décembre bii ñu génn le 24 décembre 2019 loolu mujjul antu waaye teg na boppam loo xamante ni dana ko rëccu loolu moom moodu boobu ñuy ñaan yàlla mu génn si jàmm ak salaam mbokk yi di ñaanal ñëpp jàmm fa la ñuy tàggatoo ci Feusnet di leen jox rendez-vous vendredi incha allahu rabbi ci yeneen i xibaar ci Feusnet waaye suba incha allah man ak soxna Ngone Niass di leen fi teewaat ci li nga xam ne moo soxal ci plateau spécial Covid 19 yàlla na ñëpp am jàmm yàlla na fi feebar bi yem jaa ngeen jëf. Virologique ci-dessous. Sur 281 tests réalisés, 10 sont revenus positifs. Il s'agit de 5 cas contacts suivis par nos services, 5 cas issus de la transmission communautaire et répartis comme suit. 1 à Guédiawaye et 4 à Touba. 15 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 377 cas ont été déclarés positifs, dont 235 guéris, 5 décédés, 1 évacué et donc 136 sous traitement.
Comme annoncé dans nos communiqués antérieurs, notre pays a enregistré 2 nouveaux décès au Covid ce dimanche 19 et lundi 20 avril 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Communiqué numéro 50